Samsung et Mercure Voyage vous offrent Hero. Mercure Voyage et Tourisme, parcourez le monde en toute liberté. Mercure Voyage et Tourisme. Mercure Voyage et Tourisme. Bonjour à tous, assalamu alaikum les inconditionnels de la télévision Futur Média di nuyu itam yéen ñi safoo lii di Hero li ñu leen indil tey du def lu dul dëggal li ñuy tuddee jaar-jaari àdduna te bés bu ne en entendant certains mots ngeen daal di taf seen ay gémmiñ viol menace lii mooy ay mbir yi nga xam ne kii di Fifi mu ko doon dund ci kër tantaam nekk ci kër jël borom kër gi di ko xoolee bëtu baay ñu dem ba borom kër googu wëlbatiku di sàkku kii di Fifi def ko ni soxnaam ba lu ko neex mu teg ko tut tànk bi ba far wannu loo ko lor lii Njaga def matadi la tayeef la wala càggante la wala boog dafa topp nafsu bakkanam duñu def lu dul ànd ak yéen daal di dugg ci ëttu kër gi. ndax fu jóge ni maire maire gii rek nga jóge maire la daa jóge baax na waaye tontu bi kañ la ginnaaw suba koy teggil man ay waay déedéet kan ngay tegg bàyyi ma teggil yande yàlla ngay teggi bàyyi ma tegg ko affaire la ah waaw waaw baax na maire bi di ñëw yow laay teggil incha allah amul benn problème amul benn yaay problème sama mbokk Fifi kaa may ko tata ndox mu naan tata bébé yaa ngi noo def ça va tàng na dafa tàng suñu mu tàng na tàng na trop sax fu nekk nag moom amoo toogaay yow moom ban naa la gunge bi Fifi moom dafa am fu ma ko yónni wax ko mu ñëw gunge ma ah sa doom la Fifi am tata kaa muy tataan soo gisee ma woo la yónni ma la fenn dafa am lu mu la bëgg a laaj Fifi lan moo la dal tata man dara daluma Fifi te ngaa waxat man yaay booy man sa yaay laa sa xarit laa waxal ak man wax ma rek yaay booy lan moo la dal tata man dara daluma Fifi sa xam nga ni dangaa ëmb ëmb tata Fifi man mag laa xam naa bu baax li ma wax waxal ak man xoolal yow sama doom nga sama xarit nga dara du la ci fekk damaa bëgg a xam rek si Fifi yow ëmb ma tata kam moo la wala ëmbal Fifi dangaa ëmb mën na butu yaay booy tata man de bu ma ëmbee defe naa ni nijaay Njaga moo ma ëmb. Njaga man nijaay Njaga. yow xool nga bu baax li ngay wax
waxal ak man nga wax ma bu baax ki la ëmbal. tata mën naa ni de nijaay Njaga dama jàppee comme soxnaam guddi gu jot day ñëw sama néeg di ma menacer di ma forcer. bul wax surtout pas. nijaay sala. bul dégg xanaa dama lay xoj de. sa drap bi dafa neex sax. aywa te muy xool lan la ñuy xool aywa. mën naa ni chaque jour nijaay Njaga tëdd ak man te duma mën a wax tata gis ma sama kanam nii rek may ree di kaf waaye li nekk sama xol tata man rek maa ko xam mënuma kaa wax kenn mënuma dem fenn di ko fa wax tata man bu ma ëmbee fan laa jëm tata man xale bu ndaw laa mën naa ni sama tante dem na Mali def fa fukki fan chaque jour nijaay Njaga ñëw tëdd ak man te loolu man amu fu ma koy waxee tata tata man bu mu ëmbee fan laa jëm Njaga moo def lii. tata man amu fu ma jëm tata man sama tante rek laa am tata tata man bu mu ëmbee fan laa Fatma mi ngeen di gis dafa sës rëkk ci Kumba rax ci dolli dafa jël nijaay Njaga def ko càmmiñam ba pare nawloo ko. Elle a usé de son intelligence pour prendre la petite Fifi en aparté et essayer d'en savoir plus sur l'état de cette dernière. am seetloo tax mu woo Fifi ci rukk li juddu ca waxtaan bi jéggi na dayoo waaye li génn ci gémmiñu Fifi anéantir na Fatma. Quelle sera sa réaction? Yan Diego le nar a def face à cette confirmation, mais surtout à cette grossesse issue d'un abus? Le dénoncera-t-il à sa femme ou bien décidera-t-elle de saisir la loi? Loolu yëpp ñun ñoo koy découvrir ando. mais soxna Fatma fu nekk nii moom macha allah franchement mais xam nga la mën a dese mais wutal ku lay wéttali yow tamit. ah yàlla baax na. mais sinon sax ma may la sama waa jooju Moussa Ali xam naa ne moom mën na laa yow te am na yërmande. Njaga Njaga yow sama xarit nga. ça c'est vrai. sa jabar man maay xaritam. dafa am nag lu xew lu ma métti lool. fan maa jàmm. Fifi dafa ëmb. nga ni kan moo ëmb. Fifi sama Fifi man. sa Fifi dafa ëmb. non 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 Fatma man parce que man je suis en train de rêver quoi wax ma leneen lu dul sama Fifi dafa ëmb. ah kon Fifi li muy nekk ci sama kër gi di daagu yëpp xelam mi ngi ci góor bay ëmb ah avec tout ce que je fais pour elle Fifi maay fay jàngam 100 000 francs par fin de mois comme agent de poche lu mu soxla soo ba jànd soo ma def ko Fifi amul lu muy def loolu di ma fay ëmb. je vais la mettre dehors Fifi du fanaan sama kër tey dama koy génn ci biti Fifi man lay trahir man lay tas sama yaakaar man. ma ne Njaga Fifi dafa ëmb te yow yaa ko ëmbal.
xam nga ne kan moo ëmbal Fifi yow. Ndiaga yow yaa ëmbal Fifi yow. yow xanaa nga dof. kan moo ëmbal Fifi. yow yaa ëmbal Fifi yow. mais xam nga Fifi lan la bokk ak sama jabar man. yow yaa ko tere. et puis Fatma tu commences à me les mettre ah. yow yaa ngi déborder ah. yow may mas nga naa may daan nangam sangam yow may sa morom yow ah. et que ça soit la dernière fois que tu m'accuses d'une grossesse ah. et puis d'une telle grossesse nga mën ko tey ah. maa ëmbal Fifi man. xam nga noo bëgg. et tu arrêtes ah. nga dal ndax yow yaa ñëw sama kër dama la woo nag pour waxtaan ak yow gis nga fii nga toog Fifi fii la toog wax na ma lépp guddi ya nga daan dugg biir néegam di ko menacé di ko defloo li nga koy defloo nii lépp wax na ma ko amul lu mu bàyyi nag yëg naa lépp kon dama koo yëg nag ma ne woon naa la ko wax nga yëg ko loolu la waaye nag sa xel na dal. Fatma yow nga ne Fifi dafa rox la dara. ma ne yëg naa lépp dama bëgg yow sa xel na dal ndax man mën naa dem ci Kumba wax ko ko de ndax man maay xaritam dama duma ko def yaay Fifi mën naa faa dem wax ko waaye duma taskatu mbokk ndax man kenn yarewu ma ko waaye yow tu m'as déçu man nawlootuma la yow nawlootuma la bëgg-bëgg yeewute moo tax njaay ma di jar ca marché ba waaye bëgg-bëgg boroom kër deesu ci génne sàmm ak aar njaboot moo xam bi nga jur walla boog biñ la dénk waaye kii di Ndiaga yamul rekk ci def ñaawteef waaye ku ko mayoon lu toll ne tarfatal ay ni mu ne du moom ku ko mayoon lu toll ne tarfatal ay ni mu jiiñ ko keneen waaye tamit ku ko bàyyi woon mu tuumal Fifi dëkkuloo ko fu mu dëkkul yow mi di Ndiaga lenn rekk lañ lay dénk jàppal ni bu daa yi tàkkee rekk ceeli yendoo naaw ginnaaw bopp du pour karaw kese. Regardons comment ce monsieur compte sortir de cette situation plus que déshonorante. xam nga Fifi. Fifi, la nièce à ta femme. Effectivement, la nièce à ma femme. Bien sûr, je la connais. ndogal daf ma dal ci moom. C'est-à-dire? dama ko enceinte. Ndiaga, qu'est-ce que tu viens de me dire? Effectivement, c'est ça. Oh, Ndiaga, dis-moi autre chose. Dis-moi autre chose. Comment cela est-il possible? Ndiaga, ana ban seytaane moo la dugg? Ndiaga, toi qui me disais que l'être humain est composé de 3 facteurs, la dignité, la personnalité et la conscience. Au moment des faits, où était ta conscience? Où était ta dignité? Et ta personnalité, tu l'avais laissée où? Ndiaga, wax ma leneen. xam nga fi ma jaar ak moom j'ai tout fait pour cette fille-là mais seytaane moo ma daf ci moom encore une fois de plus mooy accident bu ma lay wax. de toute façon su ma amulee solution li may def man xam naa ko man. Tu ne feras rien, absolument rien. Tu nous as déjà déshonorés de nos ancêtres jusqu'à nos jours. Tu es la seule et unique personne à commettre une telle erreur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Absolument rien. Et dis-moi, qui est au courant de cette affaire? Fatma. xam nga Fatma digganteem ak sama jabar. Donc ce qui veut dire que ta femme aussi elle est au courant. Non
parce que yëgu ko. mais Ndiaga est-ce que yow xool nga li nga def bu baax Ndiaga ana sa personnalité sa dignité sa conscience Ndiaga boo génnee ci mbedd mi ñëpp ni yow la lu ñu woote ci gox bi boole la ci et tu me déshonores moi ton aîné Ndiaga ce que tu mérites aujourd'hui c'est la mort da nga war a dee ñu may la jabar ñeesam dëkk ak yow nga koy xool ba lii di la ci fekk non je te reconnais plus je ne te reconnais plus maintenant quelle est la solution que tu me proposes? Je suis pas de solution. Évidemment. Après avoir commis une telle bêtise, tu ne peux pas avoir de solution. Mais je vais... Chim. gannaaw nag benn loxo du tàccu Ndiaga yagari na dem seeti seen taawu kër Biram doo nit kilifaam. Mais selon vous, est-ce que la réaction de Biram est responsable? Finalement, n'est-il pas plus irresponsable que son petit frère? La fuite est-elle la bonne solution? Mais surtout, kii di Ndeye Coumba doon soxnawu Ndiaga, est-ce que dana surax ci kamb ji ko jëkkëram ak Biram gasal? benn nouvelle boo xam ne vraiment neexul sama xol neexul daal. waa nouvelle jàmm la. bon jàmm la du jàmm parce que c'est une affectation. affectation comme ça. mais chérie kuy liggéey sa liggéey dox dañ lay affecté. waaw mais c'est vrai chérie tu as raison mais au moins man samay affectation mais daan nañ ma laaj sama xalaat xam nga man kilifa laa ci entreprise bi ma partage ko ak yow mais bu ñu xëyee un beau jour toog ba heure bi ñu ne ma affecté nan la et puis Abidjan. Côte d'Ivoire. ah waaw. moom loolu sori na di. ah waaw gis nga tu vois donc c'est ça vraiment
c'est extrêmement difficile waxuma dara sax mais dem bi ñu war a dem demee. waaw. kon moom jàmp na de. ah waaw à la première heure dañu war a dem. ah xaar ma jóg kon man tàggu ci sama ñoom yaay. non pas du tout man je préfère nga bañ a dem di tàggu léegi bu ñu takkee suñuy bagages avant ñu dem là tu les appelles tu les informes comme man je l'ai fait avec des amis avec même Biram. kon tàggu nga Biram. oui je l'ai appelé au téléphone tàggu ko ak sama ay yenn xarit des trucs comme ça donc tu vas faire autant. mais Fifi nag nan lañ koy def. bon pour le cas de Fifi mais nga yóbbu ko ci yaayam mais boo demee tu lui expliques que ni affectation bi dafa bette te lu la bett mën la. ah mais loolu ñaaw na de. mais loolu nag moo ci ñaaw ka Fifi nekk ñun ba ñu nekkee xale ba mu nekkee xale ba tey ñu yor ko. waaw mais xam nga conditions yi ñi xam moom la ñu affecté aussi. c'est que Fifi ne peut pas venir avec nous aussi. xanaa ñu dem rek su ma demee expliquer na ko affaire bi xam nga daa jàmp. te suba la ñu war a def dafa jàmp c'est vraiment à l'improviste jàmp na donc yu bari mënuñ ko. c'est vraiment. d'ailleurs kër gi nii je risque de fermer ça. fermer ah mais nu may def. ah jox ko Biram mu gérer la ko. oui tu as raison d'accord c'est bon. tu as raison donc naa ko jox Biram comme ça mu xool ko gérer ko donc amul toogaay. waaw bàyyi ñu dugg ci bi takk bagages yi ah li ñu mën a dajale ñu dajale ko. n'est-ce pas li des ñu bàyyi ko bu ñu amee jot on revient pour mettre de l'ordre ah. ok c'est ça c'est ça. waaw man am naa gan bi. di doxat si yaayam. namm naa la. ba yéen ci lu ngeen ne. ñoo ngi nii rek. ça va. ça va leen. ba yéen ci jàmm. maa ngi ci jàmm seen bagage yi mbaa jàmm. ah jàmm ak salaam. fi mu muy ji. kii damaa namoon yow. namoon na la moom. fi mu doon nii nag xoolal aw ma benn toogaay. mbaa jàmm. Njaga daal moom la ñu affecté. sànq bi mu wàccee daal la ma ko expliqué. waaw mais affectation bi nag sori na. ndax Côte d'Ivoire lañ ko affecté. te dañoo war a dem suba. te xam nga ne kii jigéen la mënoo ko bàyyi ci kër ga. xam nga Njaga na woon naa ko andi. léegi su ma ko indee bu ñu demee bu ñu defee 3 mois ba toog normal mu defal ko ay këyitam mu daal di ñëw loolu daal moo waral bagage yu bari yi. ah loolu rafet na loolu neex na parce que kenn ku ne ñaan yàlla avancement ngay ñaan yàlla comme bu loolu amee kontaan naa ci torop li nga def it rafet na waaw di leen ñaanal tam yal na leen fa yàlla defal jàmm daal da ngeen fay wuteet ngeen am ko waaw vraiment loolu neex na ma torop nouvelle boobu. léegi nag maa ngi jóg dem aw ma toogaay. yaa ngi dem nii. dinaa la woo téléphone. waa defal loolu. incha allah. waaw kay nuyul ma si. waaw macha allah soobee la. génnal ñëwal Fifi yow laay waxal fekk ma fii ci biti génnal fii ci biti yow daa ma toroxal xam nga ne génnal laa la wax ci biti ñëwal génn ci biti nga dem foo xam na nga fa jëm génnal xamal ma lay xamal duggal ci biir nga jël sa bagage yi nga génn ci biti man doo ma toroxal yow bett nga ma tey bett nga ma ëllëg dégg nga li ma yaakaaroon ci yow yëpp dara amu ci nekk da nga ni miix nekk da ëmb nga bu jàgg jël say bagage nga ñëw romb nii génn ci biti ah xaaruma ne duggal ci biir Fifi nga jël say bagage nga génn ci biti yow lay waxal wax dafa metti génnal bugguma sama benn dëkkandoo dégg ma yow Fifi man ni ma mel ci koñ bi dinaa la bàyyi yow ngay joxeñ fii biir yow ah yow dinaa la bàyyi ci kër gi yow xalaatoo ko laa la wax di buuba loo fi am ci àdduna nga génn ca biti bis ni tey nag suur naa la àdduna ak àllaaxira yow doo nitu dara ay yaay yow waxoo ma ni yaay dañ may takk indil nañ ma 2 millions waxoo ma dañ may takk indil ma 3 da ngay jàkkaarloog man naa ma yaay dañ maa ëmbal yow koo yab génnal laa la wax ci biti nga yot ni mel ni ko ëmb ne yaay dafa ni way yow yaa bon yow yaa yées doon jigéen mel ni nga war a mel doon dafa defe ne xale bu tuuti nga xamoo dara nekk te yow xam nga àdduna lépp nga xam yow yaa bon soxlawu ma xam kilo biiral topp doowuma ko gisuma gis génn ci biti bu ko tuma la tey bu ko tuma la ëllëg mu ngi mel ni juruma la suur naa la
fan lay génne. dafa yëg ne dama ah loolu kan moo ko wax. xaw ma sànq la génn lu nekk moom moo ne ma génn këram. baax na boo gisee waxuma ko bëgguma tas mbokk ndax yàlla moo ni ci alxuraan ku dog mbokk ma dog la loolu rek moo tax waxuma ko li tax nag ma fat ko man jigéen laa te dama am ay njaboot di jigéen bëgguma su ëllëgee mi dem fenn di tumuranke yaayam nag man comprendre naa ko xolam moo fees waaye dina giif dem naa fa maintes fois ngir bëgg ko wax yaayam waaye saa yu ma fa demee duma may fu ma waxee ay yooni yoon waaye nag mer dafa am àpp xam naa yàgg-yàgg dina giif. sama nijaay dafa yàq sama àdduna def ma nim may def ba pare dem yàq sama àdduna yàq sama alaaxira boobu nijaay du nijaay ju baax du référence waaye ñaari façon baale moo am bu suñu boroom bu doomu aadama xawma bu suñu boroom de waaye pour man baalu ma ko tey baalu ma ko ëllëg ma leen di ñaan nag képp ku mën a dem pour wax ak sama yaay nga dem nga wax ak moom ndax di dund gisoo sa yaay dafa metti te man am ba ku dul sama yaay mu bàyyi ma te yaay dafa sax ci xol lan moo gën a metti li suñu rakk ji di dund voir son adolescence abrégée subir un choc physique et psychologique à l'âge de 16 ans xale bu ndaw tolloogoo fooy amee bay ñàkk ñu yàq sa àdduna sa waajur bi jigéen bi la sukk jur dogook yow àdduna ak àllaaxira daldi le ne génne naa la sama kër jàngat leen kàddu yi jóge ci yaay di dem ci doom est-ce que bu doon yan boobu du diis Njaga mi waral coow lii gàddaayu na dem ci beneen dëkk ak soxnaam waaye fi nga toog bu dee yaa ngi ñuy seetaan ñi ngi lay laaj ndax dina lay dikkal ngay toog di xalaat jëf ju ñaaw bi nga bàyyi sa ginnaaw ndax di nga toog di xalaat bés jot nga jàkkaarloo ak sa doom di it sa sët Njaga àdduna weeru koor la faw jant soob ñuy doogo wàññi bis chers téléspectateurs fii la ñuy yem ak yéen ci seeni ñetteelu numéro Héros di tuub di jéggalu ci bépp kàddu bu fi yëkkatiku te neexu leen ndax nag nit matul te ñun équipe Héros yéen a ñuy mottali di leen jox dig daje dans 15 jours inchallah ci beneen jafe-jafe àdduna wasalaam. Héros vous a été offert par Samsung et Mercure Voyage.
Mercure Voyage et Tourisme. Parcourez le monde en toute liberté.